salaamaaleykum maa leen di nuyu di jiital suñu di ko teg ci kilifa bi fi ne muy monsieur le maire suñu doom baay ñu lay jox sa wàccuwaay di la féliciter aussi waaw suñu kàddu biñ koy mujj yëkkati ci sa kanam ñu ngi woon ci salle bi la donc tey yàlla sotti ko donc suñu nuyoo nuyu nañ sa équipe bi yëpp tous les adjoints au maire donc di leen nuyu yéen ñëpp sama maman suñuy jigéen yëpp ñuy nañ leen waaw ak USM di am mbégte lool di ñëw yëpp ci ay kàddu yi nag bu bëri ndaxte thème biñ ñu jox maa ngi doon xoolaat léegi Nations Unies ban thème la wax bi monsieur Mbengue waxee développement durable nga xam ni dafa am ñetti piliers mooy ñetti yoo xam ni ay tànk la bi ci njëkk wala bu ci njëkk wax rek social la bi ci topp monsieur Mbengue wax na ko léegi moom mooy écologie mais ñetteel bi moom mooy économie te développement durable suñ ko waxee mooy ngay jëf léegi bi waaye lépp li ngay jëf rek na nga bàyyi ni ngay def tey day am njeexital ci suñuy doolu ëllëg loolu mooy njariñu développement durable. Nations Unies ne l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable mooy tey ñu doon benn wala ñu équilibre égalité li ñuy wax égalité entre suñu égalité jàpp nañ entre góor ak jigéen ci tey jii pour ëllëg boo xam ne ëllëg bu sax la donc mooy lu durable lay ñu jox ñu benn thème demandé ñu def ko muy l'entrepreneuriat féminin mais man si moo thème boobu man dama ci am problème dama am problème bu rëy ci l'entrepreneuriat féminin monsieur le maire dañoo yàlla daf ñu may ñuy def ay formation yu bëri ñu dem Mbour avec le réseau Mbour il y a plus de 200 femmes ci Mbour yoo xam ni tey dañuy defar pain mburu mais céréales locales lañ koy defee mais gis ngeen li ñuy wax ci de la fourche à la fourchette mooy ca tool ba ca bool ba mais fii mburu la ñuy wax donc pour mbayeen yi sàmbeen yi mais ba ca bool ba yëpp sooy xool fii lañ ko defaree ay jigéen ñoom ñooy dem bay yi suñu ñëwee dugg ci biir boulangerie bi pétrin bi ay jigéen ñoom ñoo nekk ci pétrin bi di defar mburu bu nekk génne nañ sax ay gâteau yoo xam ne gâteau café Touba ma amoon chance ñu nekk ñi nga xam ñoo leen doon formé biñ fa ñëwee fekk fa ay GIE femmes yu bëri bi ñu paree damaa dem toog jàpp sama njaamu ne man gis ni ki tey gëm naa ni Sénégal wala waxuma sax Sénégal mais àdduna bi jigéen ñoom ñoo ko yore loolu yéen tàccu leen seen bopp yéen ñaareel yore àdduna bi ci entrepreneuriat parce que ñun li ñuy jàngale entrepreneuriat en réalité dañ koy jàngal étudiants yi d'habitude ñëw wax leen lan mooy entrepreneuriat mais avant ñu leen di wax lan mooy entrepreneuriat dañ leen di dugal ci li ñoo xam moom la ñuy wax esprit entrepreneurial moom mooy taxawaay bi nga xam ni état d'esprit wala xalaat bi nga xam nit ki da koy am ci saa su ne mais loolu su ma toogee foofu laajte esprit entrepreneurial su ma ñëwee fii bëgg ko wax damay am problème état d'esprit mën nañ jàpp ni mooy koo xam ne dafa am engagement sañ ma ko wax fii parce que ay soxna yu engagé lañ fiy gis ndaxte ku ñëw teel a ñëw toog fii di xaar ba heure bi su paree demaat ci këram toppatoo ay njabootam teel a yeewuwaat soo duggee ci bus yi ci car rapide yi fekkaat leen ko ay 4 heures du matin wala 5 heures ci sedd bi ñu dem ca boulangerie ba dem ca jënd sa marché ba ñëw togg ñëw defaat ay rencontre mais finalement kooku sañu ma ko wax engagement donc yéen engagement da ngeen ci jeexu ba pare nañ tàccuwaat seen bopp
deuxième élément bi nga xam ni dañ koy wax ci kuy entreprendre ñun li ñuy wax moom mooy ci qualité yi kuy muñ la ah sañ ma fi wax fii sañ ma wax ci soxla di ngeen muñ sañ ñu ko donc dama am problème ñu ne tamit kuy entreprendre mooy koo xam ni day nekk toujours day jël ay initiative li may faral di wax tout le temps le taux d'utilité sociale mooy nit ku nekk da nga am taux utilité taux mooy li ñu xam dañ koy natt ci njariñ ci biir société bi ñu ne la saa yoo yeewoo wala balaa ngay tëdd xoolal nga daajal sa bopp man lan laa defal ñeneen ñi foofu tam fii su ma naree wax fii taux d'utilité sociale dama nar a am problème bu rëy laa nar a am parce que ñi fi nekk ñëpp dañoo amal njariñ seen i gox moom moo tax ngeen jóg sinon yaa ngi toogoon ca kër ga donc loolu dafa nekk lu am solo waaye aussi suñu ne ki nga xam ne dafa war a entreprendre wax nañ ko muñ wax nañ persévérance en allant jusqu'au bout mooy da ngay persévérer ñu jël benn contexte boo xam ni tey day wane ni tey l'entrepreneuriat au Sénégal ci boppam wala le développement ci pilier économie wala social écologie waxuma ndaxte kuy wax set kuy wax environnement wax bëgg boppam ci jigéen ñi nga koy xoole mais donc soo jëlee sur le volet vraiment économique wala nga jël sur le volet social ñu nekk ay soxna yoo xam ni tey kenn ku nekk da nga engagé ci sa domaine pandémie bi ñëw Covid ñëw na fi ñëpp xam ngeen Covid nu mu mettee monsieur Mbengue xam na ci dara ñun ay chef d'entreprise lañ xam nañ ci dara monsieur le maire xam na ci dara mais ku wax rek te yàlla tax di Covid bi ñëwee ba lépp taxaw ba kenn xamatul looy def kenn mënatul góor yëpp toog seen kër jigéen ñoo doon andi solution. dama koy wax c'est vrai parce que man de dañ maa jàppale woon non dañ koy wax te yàlla tax jigéen ñi ñoo doon génn di def outil di def pour que góor yi nga xam ne dañoo toogoon te mënatuñu parce que fu ñu jëm mënatuñu def dara lan moo leen ko may loolu parce que dafa am loo xam ni da ngeen ko amoon ba pare mu nekk ci pilier wu développement durable mooy social mooy que vous êtes des femmes sociales am ngeen ay organisation am ngeen ay mbootaay et d'ailleurs monsieur le maire bi mu bëggee mobiliser kan la woo monsieur le maire nga woo du jigéen mais su ma waxee monsieur le maire waxuma moom parce que xam naa ni moom su doon woowee da leen di woo ci lu dëgg da leen di woo loo xam da ngeen ciy gis seen bopp parce que ñëpp gis nañ seen bopp kon wooteem bi muy woote bu am njariñ la waaye daf ko jël moom exemple wan leen ni fii Sénégal képp ku soxla dara bëgg mobiliser soxla yi ngay woo mais nag mobilisation boobu nag moom moo war a andi maintenant dans l'engagement bi nga xam ni am ngeen ko ci mbootaay yi mu war a mën a ñëw nekkaat ba ci décision yi moom ngeen def moo tax tey parité bu muy ñëwee andi góor andi jigéen parce que loolu yëpp day wane ni da ngeen nekk ay femmes modèles des femmes yoo xam ni l'avenir dafa nekk ci yéen gannaaw yàlla su waxee ne góor tudd na fa jigéen donc mu nekk lu am solo loo xam ni tey franchement fekkee damay ñëw di wax entrepreneuriat dina metti mais man xam na laay wax andi comme mën laa bëgg wax monsieur le maire mooy performance des femmes dans l'entrepreneuriat performance parce que entrepreneuriat am ngeen ko ba pare vous êtes des femmes entreprenantes yaa ngi di jóg yaa ngi di organiser mbootaay yi am ngeen seen organisation kii mi ngi jaay gerte kii mi ngi jaay jën kii mi ngi def lii kii mi ngi def lële te ngeen constituer ñi nga xam ni yaa ngi ci solution économique du Sénégal donc du fi xaj nag mais dina leen koy junj rek ne leen li ngeen soxla mooy li ngeen nekk tey di ko def tey naka ngeen ko war a mën a ñoŋale naka ngeen ko mën a gën a améliorer ba nga xam ne suba te loolu ñaan nañ ko te ñi ngi koy gis te am nañ ci yaakaar mooy li ngeen di def fii si Waagu Ñaay mu amal njariñ Waagu Ñaay waaye du yem si yamal njariñ Waagu Ñaay kese mais day amal njariñ suñu commune HLM à côté waa HLM tamit ñëwaat fii tam même chose waaye tam mu amal njariñ suba suñuy ne dafa am comment dire
foire internationale war a dem Dubaï mais ñu mën fa gis ay femmes entrepreneurs yéen ñii ngeen ne da ngeen di dem Dubaï lu tax ma wax loolu Dubaï ay soxna ñoo fa nekk comme yéen États-Unis ay soxna ñoo fa nekk comme yéen mais capacité bi ngeen am ñoom amuñu ko ñoom lan la ñu am ndimbal moyen économique moyen matériel ne bëgg naa def bi rek ci instant ñu ñëw def ko mais yéen koy def am na ñuy defar tey fii ay saabu yu rafet saabu tey imaginer leen tey monsieur le maire andi leen machine yoo xam ne day defar ay saabu yu bëri mais kon fii nii kon saabu yu gën a intéressant ngeen defar dañuy wax gerte ñu ngi wax gerte tey sunu yaay yi tey koñ boo dem di nga gis maire gerte jaar ñu fi dàq defar gerte l'occasion nuyu sama maman soxna nga xam ne ñun xamoon nañ ko xam nañ ko ci mën defar gerte ah donc gis ngeen kooku nga jël ko tàggat ko ba nga xam ni gerteem bi muy defar dafay jóge ci A jóge ci B dem ci B te ndaxte solo xool am na ñu bëri ñuy def ay liggéey yu ndaw waaye ñu ngi faj soxla yu bëri am na ñuy def ñuy liggéey bu ndaw di faj soxla yu bëree bëri ma dolli ci boobu léegi nag donc performance moom mooy lan monsieur le maire andi na ndimbal muy xaalis mais xaalis en réalité benn moyen bu ndaw la rek ci li ngeen war a mën a def mais pour que suba monsieur le maire war a mën a dolliwaat xaalis boobu il faudrait que ngeen xool yéen naka ngeen di organiser woo ci sa business bi nga xam ne yow ci nga ne muy musóor ya ngay jaay ak beñe ba ngay jaay nga xam ni kon monsieur Mbengue tey fii ñu nekk ci école bi soxla na ay beñe nga xam ne ko man beñe yii muy defar naka laay fexe ba monsieur Mbengue di jënd si tout le temps mais naka laa koy améliorer suba nan laa koy defee beñe mboq suba beñe lii beñe la mais nga xam ni lii nga ciy gagné aussi naka laay def ba améliorer ko ba jóge ci beñe boo xam ne mbuus laa ko doon def naka laay defaree ba changer emballage bi ba nga xam ne dootuma yemati si monsieur Mbengue kese mais damay dem Méridien dem jaay leen sama beñe boobu noonu mën na ne loolu la ñuy wax vraiment performance bi améliorer ndaxte li ngay liggéey am na sa benn doom bu nekk fii nii tey nekk master wala nekk master en marketing kooku soxlatul mu nekk ci liggéey ndaxte ñun dañuy nekk di wuti lu sori mais pourtant sama doom boobu noonu waroon na mën a ñëw fii jàppale la si sa entreprise war na ni yow sa marché beñe bi naka laa koy améliorer mais sa beneen doom bi nga xam ni sa voisin la nekk def comptabilité naka laa ko war a mën a woowee xëccee ko moom tam mu jàppale ko donc ce qui veut dire que dafay nekk benn organisation solidaire donc loolu tam ci performance la si performance la foofu mais aussi ci wutum financement yi tey monsieur le maire moo dafa jàppale waaye est-ce que xam ngeen ne am na benn bu gën a gaaw monsieur le maire fal la xamal bu gën a gaaw ah te pourtant yaa ngi koy def tout le temps mooy seen gis ngeen seen benn yi ngeen di jox yi ngeen di def mooy seen natt mbootaay d'habitude nag natt mbootaay ah da ngay jéggi saale kenn ne la waaw suba de dama am xew xaar ma fexe ba dem bo est-ce que doon ma jox natt bi mais baax na de xew dañ ko fi fekk mais performance bokk na tamit ngeen fexe ba dem ci natt yi ngeen doon natt dootoo leen soxlati natt boobu pour defi xew yi mais li ngeen di gagné ci année bi ci seen business moo di permettre yéen ngeen mën a defi xew bu leen neex ndaxte tam pour business tamit ku yokku cere mais doon di ñeex su la neexee suba nga ne damay dem toog yi ndar dem noppalu ji parce que da nga ko liggéey boo def rek dafa mérité salaire dafa mérité nga dem noppalu donc moo tax yéen capacité d'union bi ngeen am wax dëgg yàlla bu rafet loolu capacité bi dafa am solo fexe leen ba nga xool xam ni naka ngeen koy ñoŋalee pour que natt yi ñuy def mercredi wala chaque samedi ñu fexe ba nga xam ni lii xaalis bii ñuy am yi même su fekkee 500000 la ñu fexe ba nga xool naka la ñuy yóbbee 500000 yi yóbbu ko 2 millions. naka lañ koy yokkee da ngeen gis benn moment
monsieur le maire dootoo leen ko soxla mais banques yi ñoo leen di soxla te yéen sax doo leen soxla banques yi ndaxte système yooyu doon def fi am moom mooy li ñuy wax la solidarité li may terminer ndaxte temps bi dafa xat mais ku nekk la nga am ngay jàppale sa morom ñun li ñu am dañoo ne nit ki am xaalis na génne xaalis monsieur le maire génne na su demoon ba mënatul génne sax dina dem keneen ku mën a génne mu génne loo ko am na koo xam dafa am xam-xamam mu ñëw teg am na koo xam dafa am dooleem mu ñëw teg gis nga ensemble yooyu dañuy boole pour suñu commune bii nii mën a jëm kanam léegi nag man aw ma xaalis monsieur le maire man aw ma xaalis waaye nag am naa di gën a cher xaalis muy sama temps ak xam-xam moom moo gën a daax temps ak xam-xam la ñu am te nee nañ nit ki soo dencee xaalis at ba at en oustaz da nga ciy génne azaka waaye ñun tam dañoo jàpp ni ku jàng ba pare te loolu ñu koy jox message ñëpp nag képp ku jàng ba pare dañ war a jox azaka xam-xam azaka xam-xam nag moom loolu la ñu bëgg dimbale ko ak yéen jaarale ko ci buntu monsieur le maire nga xam ni sunu nijaay la waaye dafa nekk suñu partenaire école bi ñun lu ñu bëgg def d'habitude dañ koy def ñu wax na moo Sénégal à moi def nañ fi bii passé formation boo xam ni monsieur le maire on a fait 50 jeunes yoo xam ne dañ leen shortlisté tànn leen ci Sénégal dugal leen fii pendant 3 jours formé leen ci entrepreneuriat dañ leen sotoo lañ leen def damaa woo samay mbokk ay borom xam-xam ne leen kaay ñu sot ndaw ñi kii yore xam-xam marketing ñëw def ci kii finance ku nekk ñu jàppale leen ba pare parce que balaa ngay financer da ngay jox nit ki xam-xam ba pare donc soo ko joxee xam-xam ba pare war ni ko maintenant xaalis bi ñu koy dawalee nga doogaa di ko financer financement boobu nag dañu ne nit ki balaa ñu lay jàppale nga jàppale sa bopp man de dama jàpp ni balaa financement maire di ñëw fekk fi seen bos mu ne ceeb taxaw te mën na ne mooy lan kenn ku nekk benn bu mu am bu ko kenn xet ñu dajale ko mu ñëw fekkaat bu si maire suñu paree ci loolu ñu commencé def business bi xam na business bi lan la mooy fekkee da ngeen génne ay saabu kan mooy jënd saabu yi ñun kese ñoo koy jëndaat ba mu génn dërëm bi moo génn gaal bi mais kon boobaa est-ce que saabu dina lam du mësalam mooy dañuy sotoo ñu ñëpp ñu jënd ko donc loolu ay stratégie yoo xam ni pare nañ ci en tout cas pour jàppalante seeg yéen donc monsieur Meng directeur monsieur le maire ak vraiment ak toute l'équipe li ñu bëgg wax ak li ñu war a def du si jotaay bi atelier la ñu mën a xam kenn ku nekk ban business nga nekk ñu mën a waxtaan xam ko échanger si am na loo xam man mënuma ko ma dem wooy ki ko xam ci xam-xamam mu andi ko ñun loolu mooy doon suñu cadeau ci 8 mars bii waaye tamit ñu jàpp ni 8 mars day romb suba la 9 de waaye suba tamit dañuy feetewaat la femme mooy lan la ngeen nekkoon di xarante di ko def léegi nañ ko continuer waaye tamit ñu góor ñi dañ leen jàppale woon ni nii jigéen bu nekk effectivement moo nekk ci gannaaw góor waaye jigéen bu nekk ci wetam am na góor boo xam ni gëm na ko te ñun dañ leen gëm donc on est prêt on est ouvert saa leen ko bëggee rek fekkee tamit su leen neexee avant ngeen ne ak moyen yaa ngi nii ñu ne leen ñun nañ leen former ba pare loolu te mooy doon suñu participation pour leen ko bëggee rek mu doon suñu contribution te foofu loolu moo gën a am njariñ man c'est-à-dire waxtu bi man ñëw wan leen ak ñeneen ñu toog journée tëju fekkee 3 jours sax ñu tëju mu am lu génn man moo ma gënal fuuf mais lii du ñàkk te su amul woon lii tamit monsieur Mbengue suñu waxoon ñu ñëw peut-être amaana dañuy nekk feneen kon yéene boobu noonu dañ ko def feneen kon du ñëw fii moo tax ñu leen di remercier gannaaw ba ngeen xalaatee loolu waa ASRA tamit dañ leen di remercier ak le directeur des études ak ñëpp kontaan nañ di remercier aussi sama assistante kii sama niru astu dafa am keneen ku mu waroon àndal muy madame Soumaré Mariama réseau kii buntu bi .com du politique mais buntu bi .com c'est une plateforme boo xam ne day dajale
entrepreneur yëpp te pare nañ incha allah man dama bokk ci fondateur yi pare nañ incha allah lépp luy business boo xam ne tey dafa soxla mu feeñ dinañ ko dugalal ci plateforme bi loolu incha allah dinañ ci échanger xool naka lañ koy organiser li may terminer mooy femme je vous aime. jërëjëf Moubarak pour sa engagement man dama leen di citer en exemple yéen ak Nafissatou ma am fierté bu mag a mag ngeen nekk sumay jarbaat mais nekk sumay conseiller aussi Nafissatou dafa nekk si beneen cérémonie mais yàlla def na école bi fi tëgg rek ñoo ko tëggaloo fii macha allah donc yàlla leen yàlla fay damay faral di wax ni bi ñu gars yi di dem Barça ba tuddee ko Barça yéen boobu ngeen bàyyi foofu jóge France ñëw ba seen waajur naa la ñëw fi wut si ngeen ñëw avec vos diplômes mais ngeen gëm aussi seen réew quoi donc vraiment vous constituez un modèle pour la jeunesse ñoo ngi leen di encouragé bu baax a baax yàlla mooy fay yàlla na yàlla fay soxna yi dégg nañu te incha allah rabbi daan ko jëfee formation bi bu ko doon rêvé yow photo yi parce que pendant 3 jours nga dajale ay jeunes filles am na ay jeunes aussi inscrits fii di dëkk si quartier bi ñoo xam ne dama leen di gis ñuy jaay man leen kaay leen def formation bi maa leen di fayal 3 jours yi seen restauration yëpp